mbokku Eco TV Sen Eco tey nag ñu ngi fii ci Yeumbeul Sud di fas yéene Djiby Diaw ci woote bi nga xamante ne moom la woote waa askan Yeumbeul yëpp wuy si ko mu fas yéene def rentrée politique am fas yéene tafu ci ginnaaw président Macky Sall moom mi nga xamante ne Oumar Sarr moom la nekkal moom Djiby Diaw ñu gis nag macha allah ay hôtesse yi yaa ngi yii xale jigéen yi naay si yii macha allah soxna si li nga sañ sa rafet na ka Haalpulaar kama Haalpulaar ande ñaantul ngal yoodi macha allah holko narɗon wadde e ñalawma sona min jetta Allah tan e min ñaago Allah kadi ko min jiɗi ko Allah rokkuɗum Djiby Diaw rek o wona futur maire Yeumbeul inchallah ka Haalpulaar tay nag yena onon gandi hare onon ngari oɗon jingana Djiby Diaw e vraiment moom Djiby moom ko mawna men moƴƴuɗo cousin bu baax la mag bu baax la et tout ça waaye moo tax ñu ñoo taxawul ko fii di ko jàppale te ñu ko defal lu ne xeeb nañ ko merci kon noon onon nani ɗum machallah ko sukaɓe rewɓe dariɓe yaadude e Djiby Diaw mbiɗa waɗa ɗum accompagné son ƴeewi hannde machallah ñantule ɗe jooɗi bandiraɓe makko fof ngari sehilaɓe makko fof ngari e lana paɗa Djiby Diaw ɓoyata mawa ar en nani aussi ministre Amadou Hott nana e lawol ara e autorité ji woɓɓe ganduɗa hannde nana e nder Yeumbeul ma garɗo henne wadde noon eɗen paɗa konko Djiby holko jogori addande Yeumbeul naaɓe e hol ko ganduɗa hannde ko ɗum o jogori wadde programme makko e nder rentrée politique wayi aminta kono fatumir ɓeytat ɗuma ham torañ rañofti musique ɗumare musique ɗumar kala nga xam ni sama gayaar yi toog yëpp nga xam ni góor gi ɗumar kala fi doon Yeumbeul koo xam ne fii admis toog na ko mu nekk koo xam ɗumar kala ñëpp a ngi toog góor gi soo ba léegi nag ex na léegi ànd ak doomu ndeyam peex de Sadia Amathia doomu ndey Djiby Diaw soo ba léegi Amathia boo ba léegi nit ñi ñu koy Barode amuloo kenn ko mari léegi yaay Djiby Diaw yaa ko fi seetlu ñu ko toog tey kër gi fekk la fi nga nag amu jigéen ci dafay nga sol brode kon dañoo bëgg ay gaañ ndax da nga neexul mari ko noon tan kadi kaldan mi ɗum e Pulaar eɗen jodde yummum Djiby Diaw e délégation mo ganduɗa hannde kamɓe fof famille Djiby Diaw en kamɓe fof ɓen ɗo henne nene mi salminima no feewi mbaɗa namdoma ɓinguel moɗon Djiby Diaw e darde nde o dari nde holko jiiɗon hen e kadi holko kalantamin e Djiby Diaw min calmirimama goto ma fo indimo yettedo muɗum min jetti Allah e nelaɗo mum juuɗe rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a namdimi kam ko softanmi haalde Djiby elamin guel min gandirima Djiby Diaw ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo Djiby Diaw ko jiɗɗo wonde Djiby Diaw ko kewɗo juuɗum Djiby Diaw ko bajjo mo dullani Djiby Diaw ko jiɗɗo enda muɗum Djiby kay ko jogui rendi koye bandum en Djiby Diaw ko kecco ɓernde Djiby Diaw ko dañaniɗo leñol o yiɗi ko darna leñol gonno faltaki fof o yiɗi ko yo ndendu won neɗɗo goto ndende liggo ko liggue nafara sono ligga kay hunde wawa gaynude ko ɗum woni darde Djiby Diaw Djiby Diaw ne hewni needi Djiby Diaw jaɓata yaware Djiby ko gongoyante ko juulɗo kullo Allah ko ɓi jibinande moƴƴere yumum ko moƴƴo bawum ko moƴƴo endam mum ko moƴƴam ko darata ko kadi so heeɓi ɗum nen amin gandi ene yoddi hen ene wawi kadi jogade amin ñaago Allah moƴƴo noon wondo noon ko enɗam makko Djiby noon so noddi notere saabu ɓe mbi lahal julde faggete ko guila julde yontani so julde yonti sa faggima lahal a dañata ñamoɓe de saabu ɗum on fof jogui laaya galle muɗum Djiby noon faggi ɗum ɗeɗo yimɓe guila hay hunde yontani kay ko dañi o artire yombol kay ko dañi ko fuɗɗi dañde hewde famɗude o artire yombol
ala ko yiɗi sona yombol naaɓe a jiɗi ko sona kanko ɗum noon yoɓe daro soɓe darima emin ɗamini ko ma won saabu wonde duwaw jinnaɓe makko e duwaw sernaɓe makko min calmini min juurima min beltima kadi e dendagal ko notima ɗo ko yimɓe nenen ngal suwata parde taw allahumma salli ala seydina mouhamadin salli min beltanimama no fewi nde tawno kadi mbaɗa andi wonko keɗɗa e banggue Djiby Diaw nde tawno nde min totti e yummakko konngol ngol ko an o rutti ɗum sa wawi artande men tan hakkude ma e yummum jinnaɗo e Djiby Diaw hakkude moɗon holno wayi oɗo yummiraɗo yummum Djiby Diaw o wiyete ko Nenne Niang bamum Djiby wiyete ko Mawɗo Diaw o yumma noon ko yummum sukaɓe yummum Djiby Diaw amin ɗamini ne wawi jibinde président saabu yummum Djiby Diaw ko moƴƴo ko muñƴo ko kufɗo miñumi en ko wonɗo ɗo ko fof ko miñi ko en ɓe jiidu yumma e baaba e enɗam makko ko dañi hewde famdude omo rendi e bandi ko hen min kalo ɗo noon hakkudemi yummakko ko Allah waɗi ɗum mi waɗani ɗum ko guiɗam seydam habibam yi ko jiimi nan ko nanmi nafimi minen jiidi yumma e baaba wona hakkude ñeeño e dimmu ko minen jiidi yumma e baaba ɗum noon ko namɗa kam ɗo ko mbeɗa wawi haalde ɗum yummum Djiby Diaw noon amin ɗamini ne wawi jibinde président saabu ko julum jeeɗo ko moƴƴo ko ɓuɓɗo mbeelu ko bambuɗo ko kumɗo leñol muɗum min calmini min juurima merci mama min beltanima on no fewi merci ane mama jarama no fewi kono naga tey programme yi dañoo bari lool xeexul Idi Marimba
Les frères de Yeumbeul aujourd'hui, c'est la nation, quelqu'un qui est que la banlieue de droite, le
waaw Djiby dafa doon sunu nit boo xamante ne dafa bokk si ñun doon nit koo xamante ni vraiment dañ ko jàppe comme suñu bopp mu doon doomi Yëmbal aussi di organiser lu mel nii mu woonu si kon jaadu na pour ñu teewal ko si. mu mel ni élection locale yi jege si na. Djibril samp na nëndam. waaye ndax da ngeen a pare pour jàppale Djibril li nga xamante ni mooy. asalaamaaleykum mbooloo mi. waaw xam nga posé candidat. dañoo nekk ci meeting lañ nekk. kum neex mën nga ko def parce que kum neex mën nga posé candidat mais c'est le président moom mooy décider ki nga xamante ne moom mooy nekk candidat Yëmbal dañu mën nañ waxtaan suñu biir ba jubboo bu fekkee si Djibril la moom lañ jubboo amul benn problème mën nañ ko fa teg buñ jubboo si Modou it mën nañ ko buñ jubboo si Mandione it mën nañ ko fi teg l'essentiel ku si nekk mën nga posé candidat loolu moom kenn bañu ko quoi mais zone Yëmbal xanaa ñu gën a am détermination am gëm-gëm aussi xam kan moo leen yitteel ci seen gox
parce que ñi nekk si gox bi bari na am na ñuy liggéey réellement pour yëmbal am na ñuy liggéey aussi pour seen bopp dama bëgg ràññee loo bu baax ci invitation bi mu def di nga xamal ni que vraiment li mu def ni rafetlu nañ ko lool ci yëmbal tëjël nañ ko suñu porte merci beaucoup bismillah kilel mbay nan ɗo wi ko jumawo sa yimi 2 minutes dokka Moussa Bogo Thiam famide diko kilel bismillah ça va alhamdulillah waaw maa ngi tudd Assane Thioune responsable politique APR Yeumbeul Sud di chargé des missions ministre Amadou Hott ministre de l'économie et du plan et de la coopération. waaw Djibi Diaw suñu frère la ñëw fekk fi ay responsable yi liggéeyal président Macky Sall donc moom mu ñëw ànd ak ñoom tàllal leen loxo pour yokk ci xar mi karaw donc ñun loolu la ñu soxla woon ku mel ni Djibi Diaw ku mel ni responsable yi fi nekk mais kii tànn nag président mooy tànn ndax ñun ñëpp dañoo tënku ci discipline de parti bari na ay candidats yu bëgg moom a ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi donc loolu dañ koy bàyyi ak président de la république mais daal moom ñu ngi koy féliciter en tant que Djibi Diaw ndax tamit lii mu def yombul dajale ay nit woote meeting bari na ay responsable yoo xam te ni ñemewuñ ko comme moom osé na ba def ko rek jàpp nañu ni mu ngi ci yoon bi daal donc ñu ngi koy féliciter di ko gërëm di ko sant ci loolu. waaw kàddu gu mujj gi mooy di gërëm waa Yeumbeul ndax gis nañ tout récemment Macky Sall doon ñëw Malika Yeumbeul yëpp génn kenn desul ginnaaw ñëw teeru ministre Macky Sall loolu ñun ñëpp dañ cee kontaan en tant que doomu Yeumbeul donc rek di leen gërëm ñoom ñëpp di leen sant yéen tamit di leen gërëm par rapport ak seen site yi nga xamante ni yéen a ko yor ñu ngi leen di suivre di leen bàyyi xel di leen ñaanal ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf merci. toog ak ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté fi nga xamante ni mooy Yeumbeul Alaaji Modou Mbène Dame Diop Mansour ki nga xamante ni mooy borom Yeumbeul di responsable politique kii nga xamante ni kenn dootu ko naatable fi nga xamante ni mooy Yeumbeul ak li ko wër Alaaji Modou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw amaan mbégte rek waa ak sama yëf Cap TV di am mbégte bu baax tey fekkal li ku ma wax rek Cap TV dama jàpp ne rek yëfu banlieue mais yëfu département Kër Massar amaan na mbégte tey di fay ñu ngi tudd Modou Mbène Diop nekk responsable politique ci Benno Bokk Yaakaar tegal sa temps waa Djibi dafa nekk un jeune bu engagé wu envers son excellence le président Macky Sall mu nekk jeune boo xam ne franchement gis nañ ñoo bokk objectif ñoo bokk lu ñu bëgg moo tey bu wootee tey ji le ministre Amadou Hott ànd ak suñu frère Amadou Hott ministre de l'économie di fi ñëw ànd ak ñu benn bi yëpp tey boo xoolee tey kenn desul ñëpp ñëw nañ def délégation gunge son excellence Amine gunge suñu frère monsieur le ministre Amadou Hott loolu rek mooy tey suñu teewaay fi tey waaw waaw Yeumbeul rek mooy li ma wax rek mooy am solo mooy ñi xaar son excellence le président Macky Sall ci liggéey yu am solo yoo xam ne mooy wàllu emploi wàllu formation loolu nag boo defee xale yi rek nañu am patience su xaar loolu bu fekkee dafa laaj ñu war a dem pour inscrire xool topp ko ba xam fan la war a ban ministère la concerné ñu mën dem ci loolu ba mën cee bindu quoi dina loolu am solo loolu. waaw. waaw lu ko waral doon ndax lu tax parce que loolu élection présidentielle bi Macky Sall moo solo woon mais léegi tey askan wi tey ñoo yittewoo ba jàpp ne askan wi nag jàpp naa ne aussi ñooy def seen choix mais choix boobu aussi dem ñu ngi koy delloo son excellence le président Macky Sall tey desoon bras yi xëy na politique mu am lu mu laaj rek moo tax jàngataat xam nga pour xoolaat ban yoon lañu mën a jaar tey suñu action mi ngi ci ba tax ku gis ba ki démb son excellence président Macky Sall bi mu ñëw Kër Massar ku mën a mobiliser 52 cars jàpp naa ne ba léegi yaa ngi ci terrain bi quoi kontaan naa trop merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup. baax na
baaxee ñu dem. Papa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi Cap TV yi nga xamante ni ñoo saxoo di bàyyi xel ci nga xamante ni mooy. allo. waaw maa ngi nuyu waa Cap TV. di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay bu ñëpp meloon ne yéen média du am problème parce que lépp lu ngeen génnee rek nit ñi mën nañ ko jëriñoo te loolu boo déggee journaliste looloo ko tax a jóg. télévision loolu lay jëriñ wax luy jëriñ askan wi waaye doo wax luy réeral askan wi te yéen ba ngeen juddoo ba léegi di ay doomu yëmbal ci loolu ngeen ne wante ñu ngi nuyu bu baax seen kilifa alors di Abdou Aziz Niang bi nga xam ne nit ki boo ko bëggee yar da nga koy gën a yaroo Aziz ni mu yaroo rek la leen yaree seen liggéey rafet na trop ñoo ngi am mbégte bu baax a baax a baax en tant que porte-parole ministre Amadou Hott di communicateur traditionnel ànd ak sama nawle communicateur yëpp sama vice président mi ngi nii sama wet ñeneen ñi tees ñu ngi ci biir yéen sagu yëmbal ngeen ndax gis nañu travers le Sénégal fépp fu autorité dem rek daa ngeen ko fa fekk te lépp lu ngeen fa wax rek luy jëriñ la kon jërë ngeen jëf ñu ngi am mbégte bu baax a baax. On est disponible pour Yeumbeul, une fierté aussi pour Yeumbeul. Il est accompagné avec une très forte délégation. Nous ne pouvons pas les tous. On sait parmi eux. waaw monsieur Djibril Diaw Cheikh Tidiane dama naw jukkoom il y a ndax dafa nekk responsable boo xam ni naxul ki mu représenté muy Omar Sarr ndax moom bi mu ñëwee ba léegi gis nañu ni lépp luy doxal mouvance présidentielle bi rek mi ngi ci jibi tàggoowul ak di def ay organisation di def ay spectacle te loolu mooy politique bu doon naxee loolu du ko mën a am mais jibi xale bu yaru la xale bu teey la xale bu bëgg li muy def la xale bu respecté Omar Sarr la loolu lañ xam ci moom. un passionné d'art, quelqu'un qui soutient toujours. xanaa ñu ànd nekk benn rek te xam nañu am nañu un grand responsable le ministre de l'économie du plan et de la coopération Baye Fallou président de la République ki nga xam ne tey dara ñoru ko lu dul ndamal président ki nga xam ne dara ñoru ko lu dul ndamal yëmbal ki nga xam ne dara ñoru ko ngir ndamal Sénégal kooku mooy kan monsieur le ministre Amadou Hott bi mu ñëwee ba léegi boole na loo xam ne jafe na tabe lool jël ay alalam di joxe yëwoon lool ci darajaam xàmmeewul mag xàmmeewul ndaw xàmmeewul góor xàmmeewul jigéen képp ku mu gis rek jox na la sa wàccuwaay boo waree teral la ñu teral la boo waree wax ak yow bu la waree dalal la kon daal li may ñaax waa yëmbal nanu ànd nekk benn derrière le camarade monsieur le ministre Amadou Hott mi nga xam ni tey taxawaayam yëpp mooy yëmbal dem ca kanam taxawaayam yëpp mooy département Kër Massar dem ca kanam dina koo xam ni nee naa ko léegi lebal nga waa yëmbal loo xam ni li ñu lay fayee mooy foo tàllale sa loxo lool laaj daañu la ko jox waaw loolu laay wax waa yëmbal. maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax. waaw man la Moussa Guissé waaw responsable Benno Bokk Yaakaar au niveau de Yeumbeul Sud ànd ak monsieur le ministre Amadou Hott ñëwoon teewaay si bisu Djibril Diaw bi. Parce que la politique c'est aussi. waaw Djibril Diaw compagnon de guerre la ndax dañoo bokk bennoo bi mu ngi ciy joué rôle bu am solo moo tax bu ci amee bis ñun ñëpp dañuy bàyyi suñu yitteeg suñu soxla ñëw teewal ko ndax liggéey na ko ci. waaw di leen ñaax na leen aussi tamit li ñu manqué woon tey yàlla may nañu ko muy le ministre Amadou Hott aussi Djibril Diaw ñëw di ci dooleel ñun ñu ñëw di ci dooleel di woo ay Yeumbeul Sud ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ñu te xam ne aussi tamit pour Yeumbeul développé kese moom moo ñu tax a jóg te aussi tamit si la ñuy xëy di ci gontu di leen ñaax daal ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci bis bi. waaw kay jërëjëf. après tënk aussi ci di leen gërëm di leen sant di leen wax sama mbégte ci sama teewaay ci événement bi tey sama xarit sama doom ndey également donc Djibril Diaw responsable donc du parti PND de mon frère et ami et collègue le ministre Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie.
maa ngi dans un premier temps maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp su ma limee damay jóg mais je vais commencer par l'honorable le maire donc de Ourossogui Moussa Abdoul Thiam AGE, également Moussa Bokar Thiam et bien sûr le maire donc de Thilogne également, Sidi Kaouridja, également toutes les autorités ñi fi teew su ma limee damay juum mais foog rapidement ma wax sama délégation ñi ma àndal très rapidement également délégation waa Benno Bokk Yaakaar ak le comité exécutif de l'APR dans Yeumbeul Sud. C'est une grande délégation, on est peut-être une vingtaine ou trentaine de personnes. Donc du ma mën a jaar ci tur yi mais ñoom ñëpp ràññee nañ leen fi. C'est des responsables de parti dans la coalition, responsables de mouvement, wante également ay leaders du parti de l'APR. ñoom ñoo fi teew. Sama chef de cabinet mu ngi fi également, coordonnateur du parti, tout le monde est là. ngeen baal ma comme dafa guddee du ma jaar ci tur yi mais ñëpp xam nañ ñi fi teew. Bon jox nañ mën naa wax délégation Benno Bokk Yaakaar bi dans ce cas donc Thierno Diop bien sûr Lamaba est là, Birane Babou, Omar Ngale Sey, Jabal Diop, Moussé Diop, Mamadou Diop, Moussa Niang, Maymouna Dione, Serigne Modou Ndom, Awa Diallo, Moussa Ndiaye ngi fi, Baba numéro 2 mu ngi fi, Amadou Seydou Gueye mu ngi fi, Moustapha Diop mu ngi fi, Moussa Guissé mu ngi fi, Ali Simal mu ngi fi, mais bien sûr délégation exécutive Cheikh Tidiane Gadio, Dabel Ba, conseil économique, social et environnemental, honorable, Ibrahima Sow mu ngi fi, mon chef de cabinet, Mama Diakhoumpe, Ibra Faye, Bonko Kane, Magnon Dia, Omar Faye, chargé de mission, Modou Mbène Diop mu ngi fi également, Balla Seck numéro 1 de Afia, Khady Gueye mu ngi fi, Adja Khady Gueye également, Awa Thiam mu ngi fi, Sala Gueye ngi fi, Amadou Ba mu ngi fi, Ami Amar mu ngi fi, Mariama Ndiaye mu ngi fi, j'espère que fàttewuma kenn. Il y a le jeune Aliou Ba également de mon quartier, il est là. Et d'autres jeunes également, donc de l'APR, ñu ngi fi, Habib Sow mu ngi fi également, mais vraiment su ma fàttee kenn maa ngi jégalu. Adja Soxna Diène également mu ngi fi, et cetera. Donc damay rafetlu jotaayu tey bi ma ñëw ci li nga xam ne ak également Père Niang mu ngi fi également, faut que je le reconnaisse, et Bourguel également est là et d'autres communicateurs traditionnels ngeen déggal na. Voilà léegi dama ñëw pour vraiment rafetlu meeting bi nga xam ne donc sunu xarit Djibril Diaw moo ko organisé. Amoon nañ ay soxla yu bëri ak ay yitte yu bëri wante dañ bàyyi lépp invité sunu délégation ñëw soutenir notre frère dans la logique bi nga xam ne président Macky Sall moom la ñu sant ñu def mooy xàccandoo dóorandoo au sein de Benno Bokk Yaakaar. Donc Djibril Diaw ak PLD ay gan lañ ci Benno Bokk Yaakaar mais nee nañ xaw ma nu ñu koy waxee sax tuuti na wante ci gétt gi la bokk aussi, n'est-ce pas? Bon, anyway, Djibril, merci pour ton invitation. On vous félicite ci sa démarche bi nga jël. On s'est déjà rencontrés. ñun ñaar d'accord nañ que dañuy liggéey ensemble pour le succès de Benno Bokk Yaakaar. D'accord nañ également xool nu ñuy def au-delà du plan politique ñu xool sur le plan social ak développement Yeumbeul Sud naka la moo ba mun a jàppale les jeunes jàppale les femmes que développement communautaire gën a sax ci Yeumbeul Sud. Loolu waxtaan nañ ci lu jëm ci loolu te incha allah dinañ ci liggéey. Di vraiment féliciter également mon frère mon collègue Omar Sarr le ministre bi nga xam ne moom it moo jiite sa parti nekk ci coalition nekk ginnaaw président de la République le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Di féliciter également di ci profito di féliciter tous les militants et sympathisants yi nekk ci Yeumbeul Sud ndax mobilisation bi ñu def du président di lancer les travaux de Promoged à Mbeubeuss. Macha allah ñëpp génn nañ tertu nañ président tertu bu rafet
te loolu maa ngi leen ciy gërëm di leen sant te xam naa ne Djibril Diaw moom it dina ci delluwaat mais ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen ne mbooloo mooy doole il faut que ñu ànd suñu buggee transformer notre commune suñu buggee remporter toutes les victoires prochaines foog ñu nekk benn liggéey ensemble te loolu moo ma tax a jóg ñu ngi tàllal ñëpp ko ci biir Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne aussi defuñu politique c'est des sympathisants ñu ngi leen di tàllal loxo également nañ ñëw rejoindre projet d'union bi parce que c'est un projet pour le développement de Yeumbeul Sud amul lu ñu tax a jóg ñun ñëpp am na ci lu nekkoon bàyyi lépp ñëw fekk ci suñu ay xarit suñu ay rak suñu ay mag yi fi nekk suñu ay soppe ndax transformer Yeumbeul Sud parce que avant foo dem dañuy naan Yeumbeul ay bandi rek a fa nekk ay saay-saay ay lii ak lii mais léegi loolu mu ngi changé parce que ñun on est fiers d'être des Yeumbeullois du sud des Yeumbeullois du nord je fais un clin d'œil aussi à nos frères de Yeumbeul Nord également le maire Aouda Ndiaye l'honorable député Samba Demba Ndiaye le maire Matar Diop ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être bëggoon nañ fi teew tey mais mënuñ fi teew tey ñu ngi fii di def suñu événement dans Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud benn arrondissement et l'arrondissement de Yeumbeul c'est la moitié de la population du nouveau département de Keur Massar donc 6 départements 6 communes ñaari communes ñoo yor plus de la moitié de la population donc loolu am na solo suñ booloo nekk benn inchallah lu ne war nañ ko mën a am bandiraɓe mi salmini jooɗiɓe ɗo ɓe fof onon arɓe notade henne miñiraɗo meɗen Djibril Diaw e meeting mo waɗi hannde pour wadde lancé parti maɓɓe ɗo Yeumbeul Sud enen fof en notima sabu ɗum président wi Benno Bokk Yaakaar yimɓe fof yo liggoto gono neɗɗo goto kala ko mbatten gonen neɗɗo goto gonen jiiɗo yumma e baaba taw hay goto wasa serdude en ko ɗum waɗi enen fof en notima Djibril Diaw yo Allah newnu ko jiɗɗa dañde yo Allah rokkuɗo enen fof yen gon neɗɗo goɗɗo so Allah jaɓi min kam mi wima ɓe jiiduɗen ñandet enen fof ten gotum yen liggoto sur le plan politique mais sur le plan aussi développement Yeumbeul Sud ko mbinumami ñanden fof ko ɗum mbiyanmi hannde kadi ko ɗum addimi ɗo mboɗo ardi noon machallah e délégation mawɗo ma min gon capantati neɗɗo ko leader uji ɓoli gonɗi ɗo Yeumbeul Sud Benno Bokk Yaakaar naɓe e parti APR naɓe yimɓe tinniɓe dariɓe liggantoɓe président jammay ñalawma ko ɓen goni ɗo minen fof gari notade henne miñiraɗo meɗen sehil men mawniraɗo meɗen woni henne Djibril Diaw yo Allah newnu kala ko jiɗɗen fof yo Allah waɗan en ɓura e meɗen so Allah jaɓi oɗo meeting yo Allah waɗ ɗum succès total so Allah o jaɓi henne mi yejjitino e délégation e Binta Kane aussi kadi Fatimata Wade nan ɗo Habi Sow mi haalino Assane Thioune nan ɗo le jeune Assane Thioune chargé de mission nan ɗo Ibrahima Diallo également nan ɗo vraiment Djibril a jarama yo Allah newnu fof kala ko jiroɗa hen yo Allah waɗ ɗum wona ɓurale maɗa wona ɓurale Yeumbeul Sud ɓurale bandira fof Allah jarama on jarama ma jafoɗon noon sabu ɗum guila 7 heures yimɓe nana paɗimi banggue goɗɗo guila 7 heures kono noon mi wawano wasde arde hannde sabu ɗum mi rokkodino konngol am nde sabu kadi oɗo miñiraɗo neɗɗo meɗen mo ganduɗa ene liggoto Yeumbeul Sud Allah jarama on jarama merci beaucoup ma ngi leen gërëmdiren sant comme ma dem depuis 7 heures am ñu may xaar feneen wante jërë ngeen jëf toog leen ngeen sargal Djibril Diaw jar na sargal ñu toppatoo ko ànd ak moom inchallah ensemble la main dans la main ñu liggéey Yeumbeul Sud merci beaucoup jërë ngeen jëf merci. On me signale la présence de maître Ami wax ne man su ma ñëwee fii ñëwuma fii duma fi doxandeem ndax Caaroy Gaar laa dëkk te ku dëkk Caaroy Gaar xam nga ne Yeumbeul Sud Thierno Ndiaye ci la bokk ku dëkk Yeumbeul Sud di nga xam ne Caaroy Kaw ci la bokk kon Yeumbeul dafa lëmës Caaroy lëmësaale Yeumbeul kon fii sama ay mbokki bokk rek ñoo fi nekk may wax ne di féliciter Djibi Diaw di ko wax ne fam ko teg foofu la fam ko teg foofu la wane na boppam wane na ne moom fii ci Yeumbeul am na lu mu fi tekki wane na ne moom boppam fii Yeumbeul am na lu mu fiy liggéey am na lu mu fiy liggéey ci suñu parti
mu di PLD wane na ko te bés bu yàlla sàkk ñun ñi ànd ak moom ñu ngi gis ne mi ngi dem ci kanam waaye yemul ci loole daf ci boole ne non seulement dafay liggéeyal partem mais dafay liggéeyal majorité bu mu bokk mu di majorité présidentielle loolu moo tax tey jii ngeen gis fii ci biir mbooloo mi ay nit ñu jógee ci PLD ngeen gis ci mbooloo mi ay nit ñu jógee ci yeneen parti yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ngeen gis ci yeneen parti yoo xam ne bi ñu ngi fii ci Yeumbeul nekk ci Sénégal kon loolu aussi wane ne que mi ngi liggéey may wax ne li am solo mooy fi ñu jëm ki ma jiitu ci wax ji wax na ko foofee ñu jëm lay tax nga am ca ndam dañuy ànd nekk benn ay nit suñu bokkee fa ñu jëm suñu bokkee jubluwaay suñu bokkee ay bëgg-bëgg li olof di wax dañuy bokk pas-pas bokk pas-pas mooy ànd bokk pas-pas mooy ànd gu rafet bokk pas-pas mooy àndu dëgg bokk pas-pas mooy àndu njëriñ te loolu tey jii Djibi Diaw wane na ko en tout cas ñun ñi nga xam ne bi ñun ñoo nekk ci parti ak moom ñu nekk ci parti des libéraux et démocrates loolu lañ koy wax une démarche unitaire une perspective commune et une victoire commune parce que tey fa ñu jëm dina métti dañu bëgg mu di Yeumbeul fii Yeumbeul Sud mu di Yeumbeul Nord mu di Malika mu di Kër Massar mu di Jaxaay mu di Tivaouane Peulh man foo mënti dem ci département wu Kër Massar dañu bëgg ñun suñu coalition gagné dañu bëgg suñu coalition fépp foo dem ci département de Pikine suñu coalition gagné fépp foo dem ci département de Guédiawaye suñu coalition gagné dañu bëgg suñu coalition gagné banlieue bi yëpp parce que banlieue dafa am loo xam ne bi dañ ko war a wane suñu bopp wane lu ñu doon lenn laay daanelee dañuy wax naan qui gagne la banlieue gagne Dakar qui gagne Dakar gagne le Sénégal kon loolu mooy wax ci dañoo bëgg gagner banlieue kat ku bañ a banlieue suñu fa jógee dañu bëgg gagner Dakar suñu gagner Dakar dañu bëgg gagner Sénégal loolu moo ñu tax a jóg loolu lañ leen di woo gis nañu seen liggéey bi rafet na nañ ci jàpp ni ko Djibi Diaw di defee su ko defee amul ka sax luñ ci biral ak luñ ciy werante lu ñu bëgg dinañu ko am wasalaam merci.
bandiraɓe ɓeno mawɗo cingannoɓe ɓandu ɓeno mawɗo bambuneɓe ɓandu ɓeno owoni bambu Djiby Diaw oɗo jooɗi deke minen gueɗe amen kumpiti min dañi dono dañama so tawi ñalawma o ñalli yimɓeɓe fof kaari gueɗe haalani ñalawma o tek mabɓe ndeke noon kala ko daña ko liggey yummo nenne ñan yiɗi gueɗe nenne ñan horsini gueɗe nenne tan yiɗi aydi Diaw ɓi mawɗo Diaw o waɗi ɗum sehil waɗi ɗum ɓi yummo mboɗon ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina alhamdoulillahi rabbil alamina alhamdoulillahi rabbil alamina jante ñernaɓe ɗon bisuwaɗo tala ndekete mawɗo Diaw amna tono mawɗo mi bugol ɓoppo mawɗo mi soppona e mbokkam mawɗo mo maggolona e mbokkam mawɗo mi nga xam ne dafa ɓootoon ñëpp dimle woon ñëpp Djiby Diaw su taxawee taxawaay bi tey ñun waa Guédé su fekkente ni xippi nañu am nañ fi teg suñu bët yal na ko yàlla ak rek jàmm barke mbiyam bi Allah yittuɗo na dow jam on jaat la maxena abiña jërëjëf mappay spécial depuis sànq laa bëggoon wax Amadou Hott bu mu toogee fi yaa Oumar Ba qui était là mais nag il y a le premier magistrat de la ville de Ourossogui Moussa Bocar Thiam le premier magistrat de la ville de Djilor Sidi Kawoori Dia des maires des ministres des directeurs généraux dama bëgg nga xam ne waaye Yeumbeul am ngeen ku xam ne or jamaar la kii bu Sénégal yëpp xamoo moo ko doon mais nag à suivre ñun dañoo nekk ci gannaawam dinañu nekk ci gannaawam guddi bëccëg ñu liggéey ak moom lépp ngir président Macky Sall def tout Sénégal ci Yeumbeul def tout Sénégal ci biir Sénégal parce que dañoo gis moom nitu développement nit social la mais bu loolu weesoo nag ngeen baal ma rek dinaa wax wolof mais dinaa wax pulaar parce que ñun ñooy le gardien de la position nag ñun géwél yi te dara ñoruñu lu dul géwél yi ñun nekk géwél on est fier d'être géwél parce que boo amee géer bu baax da ngay nekk fier di nekk géwél la grande dame royale mooy kan madame Nia madame Nia avion bu jógee Sénégal jógee Dakar dem Matam madame Nia la jëkkëram mooy Messi
nit yi bu ñuy taxawee. jëkkëram laa tuddee Messi. ñu toppati nit yi def ko tees dem ba fan. Daara Alabe. ma dem ñaar. mais nag. Daara grand homme. toujours day grand dame. ñun nag. bu ngeen gisee ñu taxaw fii. moom moo ñu woo. mu ne tey bisu tey bii bisu Djiby la. bisu Djiby nag bisu président Macky Sall la. loolu moo ñu ñor. la grande dame royale. kii moo tax ma xam ñëpp nag kii Aliou Aliou bandiraɓe Yeumbeul ma jaafoɗonde min Farba Yaya Ngom ɓannam koko wuli ko feere jinomi haalden kono ɓanna wuli Aliou o waɗimi présenté Amadou Niang ko sigiram giɗam habibam mais haali ko mbaɗaɓe présenté Amadou Niang faade jooɗi hay hunde mi yaaren ko muddimi encore la grande dame royale ene jaggi ha tiiɗi derrière un grand homme toujours il y a une grande dame Djiby kontaan naa bisu tey bi président Macky Sall mu ngi ko xool gis na ko gouvernement bi ñu ngi ko xool Sénégal ñu ngi ko xool adduna bi yëpp ñu ngi ko xool mais en avance am na en arrière merci la grande dame royale vous avez la parole. Madame Faye Sall mooy wax kaay leen nii ana borom kii jarbaat yi seen naa leen doomi seen naa leen maa ngi nuyu nag waa Yeumbeul yëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen naan asalaamaaleykum di ne nag tey bis bi dama kontaan muy bisi mbégte ndaxte sama jarbaat bi toog di Djiby nga xam ne maak moom maak nijaayam ñoo koy yar ci benn kër muy xale bu yar xale bu baax xam nu mu bëgg jëkkati tey marraine jox ma marraine bi ne ñu paañ du ma def kenn marraine ku dul yow ma kontaan si loolu di ko naan jërëjëf loolu nag mu rëy si man torop di ko wax ni bu soobee yàlla incha allah marraine boobu mu teg sama loxo dinaa ci jàppalante ak moom si liggéey bi nga xam ne bëgg na ko soob ak waa Yeumbeul lépp li nga xam ne bëgg na ko si quartier Yeumbeul ma defandoo ko ak moom incha allah di sant nag di naan alhamdulilah ñu ñëw teew fii ak suñuy délégation bi nga xam ne ànd nañu ak suñuy xarit ànd ak suñuy rakk ànd ak suñuy mag ànd ak suñuy njëkke di remercier nag maire Moussa bi nga xam ne mu ngi fi toog muy maire de Ourossogui di remercier ministre yi nga xam ne jaar nañ fi muy ministre Hott Amadou Hott wax ba pare di remercier Aly Niang bi nga xam ne mu ngi fi toog di remercier ku nekk sa tur ak sa sant di naan ku lim juum xanaa di wax rek Djiby li la xarit wax léegi muy maître Moussa wax na la lu am solo nee na politique du lu yomb di la ko ñaaxaate rek di la ne du lu yomb waaye soo bëggee mu yomb rek yaatalal sa dënn ku ñëw nga déglu ko loo mën nga def ko loo mënul nga naxanteeg borom ba jàll di la ne nag incha allah fi nga teg solo tànk foofu la di la ne du yow rek yaa ngi fi ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw ñun ak mouvement Hayo Macky bi nga xam ne maay président mouvement Hayo Macky bi nga xam ne dañ ko lancé woon fële ci CICES lépp rek pour jàppale président Macky Sall ñu gis liggéeyam bi mu taxawal si Sénégal liggéeyam neex ñu doy ñu boobu ba léegi ñu nekk tam si ginnaaw ànd ak moom si liggéey boobu pour bëgg fu mu war a eggal Sénégal ñu àgg fa ak moom incha allah wala yi demoon kan kon jaaraama wala jaaraama yi ku nekk sa tur Merci beaucoup, Madame Niang. Merci beaucoup. Maintenant, qui représente la délégation de Serigne Malick Thiaw, vous avez la parole. 2 minutes juste, et qui va parler. Mame Thierno, qui représente. asalaamaaleykum. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaam. dama bëgg a léemu rek. sanga ngaay sanga ngaay sanga ngaay sanga ngaay
Soxna Fatou jërëjëf ya ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Limaamu Mahdi di indi nuyu Serigne Malick Thiaw Laye ibnu Seydi Abdoulaye kay doomi Seydina Limaamu di ñaanal xalifa yi nekk ci àddina yëpp Seydina ñi ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Limaamul Mahdi di ñaanal Serigne Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla yàggal ak njabootu Seydina Limaamu Laay jépp di ñaanal képp kuy xalifa fa nga nekk yàlla na la fa yàlla defal lu raw sa njort te yàlla teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim Serigne Jibi ñi ngi lay sant bu baax ndax boo ñëwee ne dama bëgg yëmbal jaare ko ci ëttu Seydina Limaamu am nañ ci yaakaar ndax yëmbalu kër Seydina Limaamu te da nga ñëw jël Serigne Malick def ko mag def ko xarit def ko àndandoo day diisoo moom kon nag Serigne Malick nee na mi ngi lay ñaanal yàlla nga àgg fi nga bëgg a àgg te yow xam nga moom xam na sa diggante ak moom xam na ko ndax moom dara ñoru ko tey jii bu nu yabalee ñu def délégation ma ànd ak maam Samba ak ñi ñëw te gisuñu leen ndax sa jëmm kon war nga xam ne am na fu mu la teg ndax bu leet mu tey jii mosu ñooy yónni ci politique waaye ñun dañuy ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm ndax bu fi defee jàmm bu dëkk bi day tàkk ñun lébu yi rek a fiy des kenn du fi des kon ñun kat kuy ñaan jàmm ci Sénégal ñun nga koy dimbali kon ñun kuy ñaan jàmm ci ñun ci Sénégal dana lay tàllal loxo boot la ndax tey jii bu dëkk bi doon tàkk nit ñi dañuy dem waaye ñun lébu yi rek ñoo fiy des te yéen bi ngeen fi ñëwee yàqu leen fi dara kon ñu ngi lay sant di la ñaanal li nga bëgg ci yëmbal yàlla na la barke yëmbal dal ndax yëmbal 1914 fekk nañu sant ko ñetti yoon kon yëmbal du ko xale ku ko rooñu ku ne yu rooñu nga loo xamante ne baatin baa nga ca biir ndax yëmbal gannaaw Dakar yëmbal a mag ñëpp moo mag Pikine moo mag Kër Massar tund wi yëpp yëmbal la leen a mag bi ñu ñëwee itam fekk fi suñuy maam danoo dagg suuf may leen joxe leen i tool jox takkal leen ay soxna jox leen kon fii dëkku teraanga la kon ku ñëw pour defar ko rek am nga baatinu suñu borom te ñu ngi sant yàlla bu baax na te danoo commencé ngeen jox ma ñu noddu suñu borom gi nii noddu gi biree
ñëpp dégg ko yàlla na ko ñëpp dégg allahumma salli ala jërëjëf sama faat yàlla na yàlla dogal sa taxawaay bu doon sama fan ci barke Baye Laye Seydi waaye nag Ousmane Gange bu ñëwee ma leen di tuuti rek Ousmane Gange ñëwee fekk ma fii mooy ki ma invité woon ma jóge fii Sénégal mu jox ma vol muy wàcc mu ci nuwaat nuit de bassin soo ñu fekk si fii ñi nga xam ne kanam la yoroo màggee fii am ambition ñun duñu way dañ lay jox nga way ndax doomu ndeyam la soppeem ndax dañ lay teralee micro bi wayal lu la neex waxal lu la neex bàyyi bismillah ma Ousmane Gange ajarama toro de sama gari Fatou Laobé kontaan naa ci yow trop artiste bu ñàkk ki ñaan a ngi nii Fatou Laobé Sénégal kenn dàqu la way Fatou Laobé bi ma la invité Mauritanie téléphone laa la woo nga ne ma Ousmane soo pare na nga ñëw nekk ak man Mauritanie ba soirée bi jeex nga jëlaat sa avion nga dem et pourtant mënoon nga ma xeet ci loolu te bis boobu xalaata woon dinañu daje fii dama bëggoon nag képp ku bëgg a Djibi Diaw na nga tàccu Fatou Laobé nii mbokk yi tey nag bu ma fi taxawee di wax du ma wax ci politique waaye damay wax ci sama xarit waaw maak moom mi Sénégal boole wuñu maak moom mi Europe moo ñu boole mbokk yi li ma leen di ñaan bariwul tey rek damaa gis sama xarit sama grand frère Mama Sega bismillah ma mu grand wolof tey dafay naan da ngay dëkk ci dëkk bi doxantu ci dëkk bi ñëw ci dëkk bi xool waa dëkk bi yëg waa dëkk bi soog a laaj dëkk bi waa dëkk bi jox la dëkk bi dañoo toll ci Sénégal boo xamante ne kuy fal ku ne falal ku bokk ci gox bi ndax kooku mooy ñëw xeexal gox bi kii dafa di nit ku ambition bu mu am mooy pour banlieue bi ak fi nga xamante ne moom foofu la bokk ak fi muy tiitaroo dëgg la xale la te mi ngi soog a dugg ci politique bi tey kenn amu fi doole
ku fi am doole ku ne dañoo gëstu sa gannaaw xool ñi nekk sa gannaaw moo tax nga am doole yéen ñi fi toog dépp ci ngoon ngeen bàyyi seen ay yitte di ko déglu li fi neex ak li fi neexul ngeen muñ ko jigéen ñi waroon togg toggi wuñu góor ñi waroon dox seen ay soxla bàyyi seen yitte ñëw pour Djiby mii tey ngeen ni moom moo leen ko jaral maa ngi leen di xamal nag man de Ousmane Gange topp ma kenn waaye kii fu ma woo dama koy topp fu ma ciital dama koy topp bu ma woowoon yëmbal dama Ousmane Gange dama bëgg nga ñëw yëngal yëmbal maag Fatou mi dañu taxaw yëngal ko loolu dëgg la yow ku baax nga dama leen di ñaan nag kii man de bëgguma dara lu dul ma nekk maire moo ma tuuti su jamaa jengi dee na dogu nana foyna takon pooli kotelede ngel monno wayelen jaten non jade ragede mongo lappi fade sarama mama Jibril bakara Jibril ya Allah sure wala ko samendu nene talo kurna maja ay noru fa kono ko sam endu yu maru fata majata bata mudan mamale moyi mamale andu mamale yade mamale yàlla bu dindee lu ko neex te ko fu ko neex may ko ku ko neex nga gis ko daf laa war a neex Djiby nag waa yëmbal gis lu kenn ku dul yow Seydi Diaw ndeysaan doguma la Ousmane Gange doguma la li nga wax dëgg la ndeysaan sama waaji na ma ngi ci gàcce ngi ci waaye ki ma waaye Momadou waayi Lati Diaw ma jaw xool tooroodo sama ngaari jama jama ma ma de kelle ndara yimma Djiby naan yente yere awani sara ñayde ko canti yo toyde ko maadi ay Djiby waay jallaw ñaat yamba danga ubbil buddi la faranceri ma bëgg dee boppam di yaayam jubu bu baax bëgg la mu bëgg waay Ousmane Gange demal waay Fatou ya Fatoumata amoni fala suba sabat na tamara glory day madam ñangelam mara ñagoma Allah joomam kala ko mbawɗa dañde ko donkuɗa caggal amen yembal fewnon amen yembal yiyan amen yembal farnoro yembal fatama jengi mo yani sey mum yewe somi yani jiloyam min yewe hakkude ma ay Ousmane bin tabarba kumba cilel sawa sadat min woni gorko mo nere waalo min woni gorko mo woni nere ballago bubu jibara fakka ma nere tekki wonda kimbanto hekkuto fataji komi tan mano jamru kadi ko tune lenu peedu jeeri mbokk yi dama bëgg nag dama bëgg Djiby mi balaa muy wax bisimilah di waajal li muy wax yéen ñëpp ne leen ko bu neexee yàlla mu neexee yonent bi ci barke alhaji Amadou Kadiata Kudi dine leliɗo préweedu jeeri yaa ko Allah yiɗi nelaaɗo ya Mouhamadou ya Rasulu ma woni le maire préféré de Yeumbeul Bye.
salaamaaleykum waaw xam naa ne moom bu ñu continuer nii fii la ñuy fanaan donc da ngeen ñuy jéggal rek vraiment ñu ngi am contentement bu rëy avant tout d'abord ñu ngi julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suma waajur bu jigéen et puis di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp ànd ak man si bés bi ànd ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal parti PLD ànd suqali bi nga xam ne ministre Oumar Sarr nekk président nekk ministre des mines et de la géologie moo ko jiite donc ministre bi tey empêchement moo tax ñëwul ñu yónnee fi tamit pratiquement bureau bi yëpp mel na ni nag gis ngeen ministre bi tey parce que tey boo xoolee ni fi toog yëpp république Sénégal moo fi toogoon tey donc ministre bi yónni fii kii mooy Yandé Diop moom mooy directrice cabinet bu ministre bi donc Yandé s'il vous plaît donc yàlla tey bu fi taxawee rek mel na ni taxawal na fi PLD yëpp yàlla dimbali ñoom occasion recevoir maître Amadou Sall nekkoon ministre de la justice ñu ñëw aussi def ngeen gis ngeen kàddu yu mu wax yi ñu koy rafetlu man nag da ngeen ma sas am na li nga xam ne boo ko bëggee sax wala nga bañ ko te obligé nga dem ñun nag deretu ragal doxul ci ñun parce que boo déggee ma leen di wax loolu ñun yëmbal fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee xëy na dem jàngi France moo ñu fi génnee tey bu ñu ñëwee yàlla boole ñu ànd ak ay jigéen kii suma jigéen la Awa Diène ku ko xam-xam femme actrice de développement vraiment depuis ba ñu commencé léegi ba léegi on a financé plus de 47 millions ay jigéen kooku kii ku war a delloo njukkal la donc nag tey lii dafa nekk li nga xam ne dañ koy rafetlu te di leen baalu àq aussi parce que c'est pas évident nit ñi bàyyi seen kër topp leen nee naa la même bu nekkee benn nit la sax am na lu muy def si yow donc boo toogee tey gis ñi nga gëj a gis nit ñi nga xam ne vraiment dañoo bàyyi seen yitte topp la kooku dañuy sant yàlla te di ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaar donc Pape Thiam yow te mon ami boo ma ngi lay sant di la gërëm moo nekk président Diourbel d'abord nekk inspecteur des impôts lii boole ko xoolee seen xel war na dal ndax ay xale yu ndaw ñoo fi nekk tey jël destinée Sénégal jël destinée bi entre leurs mains donc tey à un moment donné nee naa leen waratuñu toog di xool li ñu toogee di xool c'est comme si on cautionnait ce qui se passe au niveau du Sénégal man nag yëmbal dama ko bëgg suma xol te yëmbal tey buñ ko doon dagg tamit am naa ci wàll ndax am na ay waajur yu tëdd si armée bi donc tey lépp lu ñu bëgg muy partenariat yàlla nag def ñu dimbali bërëb bu ñu am dañuy daw ñoo dugal ko si yëmbal loolu nag bu dul mbëggeel xamu nu mu tudd on a eu l'occasion ñu waxtaan si insécurité bi yàlla dimbal nañu tey ñu ngi liggéey si li ñaan sécurité privée des biens et des personnes wala yàlla dimbalee nga nekk France ñaar fukki at di ndëggatu si loolu ñëw Sénégal yor fi sa société te tekk France ñaar fukki at di ndëggatu si loolu ñëw Sénégal yor fi sa société te tey ngay liggéey ministère de l'intérieur pour xool lan mooy kaaraange di saytu kaaraange te tey nga ñëw indil ko waa yëmbal dama foog ne yooyu c'est des choses à ne pas négliger ñun nag tant que yàlla mu ngi ñuy may kàttan ñu nekk ay xale gëm suñu bopp mairie bi dinañ ko jëli ñëw dimbali doomu askan bi ndax loolu moo ñu tax a jóg. waaw donc di sant aussi ministre Amadou Hott parce que nit waaw s'il vous plaît bon donc tey bu may remercier ministre Amadou Hott parce que au nom du parti PLD And Suxali mais ça c'est pas un secret polichinelle donc je pense que j'ai déclaré ma candidature depuis fort longtemps et aujourd'hui on est en train de poser les jalons et aujourd'hui on est rentré dedans. Et aujourd'hui, on brille la mairie de Yeumbeul Sud parce qu'on trouve que cette localité a des mots. Aujourd'hui, je ne dirais pas que nous avons toute la solution. La solution n'est pas une solution personnelle, mais c'est une solution de toute une équipe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons un programme bien défini pour soulager les populations de Yeumbeul Sud. Bon, vous savez, les premiers mots, on connaît tous, c'est l'insécurité.
Quand on parle de Yeumbeul, Yeumbeul c'est une banlieue de Dakar. Quand on parle d'insécurité, quand on parle d'un Yeumbelois, les gens ils pensent à la première chose, c'est que voilà, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, moi, en tant qu'administrateur général de Crystal Sécurité Service, qui est une société spécialisée dans la sécurité des biens des personnes, je pense que j'ai des réponses concrètes que je peux amener à la population de Yeumbeul. Donc lutter contre l'insécurité, lutter contre, comment ça s'appelle, aider la population à avoir une santé, bien ça va permettre à la population de vivre dignement et sereinement. waaw xam ngeen Yeumbeul Sud tey ce qu'il faut comprendre Yeumbeul Sud amatuñu espace terrain central boobu la ñu amoon terrain central bi toj nañ ko donc di ko ay xeer ka fa nekk mënatuñ fa def meeting c'est pour ça que ñu ñëw tey au niveau de Yeumbeul Nord pour teg fi meeting bi mais Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud yëpp benn la découpage 96 bi moo ko xaaj en ñaari Yeumbeul donc tey ñu def ko si Yeumbeul Sud def ko Yeumbeul Nord je pense que message bi jàll na parce que loolu moo ci amoon solo di leen sant di leen gërëm di leen baalu wax également comme dañoo am ay gan yu ñuy invité merci. waaw sama candidat c'est juste pour vous dire que je suis candidat dama bëgg a jël mairie Yeumbeul Sud bi. Voilà, donc tey avec sous la bannière de PLD And Suxali dirigé par le docteur Oumar Sarr donc yaakaar naa ne nag tey programme bi ñu proposé Yeumbeul bi incha allah rabi dañ def benn mémorandum won leen ko dégg jox ko journaliste ku nekk am si xalaat. lan moo war a nga nar a samp sa ndënd ci élection yi. waaw non je pense que tey en tant que jeune tey bu ñu nekkee si gox bu di xalaat yow lan la gox bi war a mën a defal da ngay xool yow lan nga war a mën a defal sa gox tey ñun je pense qu'aujourd'hui on